asalaamaaleykum mbokk yi safo ITV bisimilah ci xibaaru marax yi bu nee saa ñu jukkil leen ponk yi ci gën a fës. dañu koy dooree ak aj màkk gi nga xam ni ren jii kat julliti Sénégal du ñu mën a dem ca màkkatal mu karam loolu yi nag dogal la bu nga xam ni nguurug Arabie Saoudite moom moo ko jël ndax coronavirus ji loolu yi nag julliti Sénégal yi daal di jël dogal daal di jàpp ni rek dogalu yàlla suñu borom la ay jullit la ñu tollu yàlla dogal dañ ko war a nangu donte loolu metti na bañ a dem màkk ci atum ren mi lee 23 juin nekkoon mouvement bu am solo réewum Sénégal daal di ko fàttaliku juróom-ñeenti at booba ak léegi bi nga xamee ne askan bi wàcc nañu jàmmaarloo ak force de l'ordre yi ngir dogal bu nguurug Ablaye Wade jëloon nguur ga mujj dellu ca gannaaw dinañ leen ci indil pàttali bu yaatu. immigré yi tamit ñoom des fii ci réewum Sénégal ñibbi tëleen ñu tàgga témbe fii ñoom nag taxawal nañu ak kuréel googi nag li ko tax a jóg mooy daal artu nguur gi ngir mu jàppale leen ba ñoom ñu mën a dellu am ay billets yu leen yóbbu ca barab ya nga xam ni fa la ñu doon daane seen doole ngir teral seen askan loolu yi nag ba tax na tey ji daal àddu nañu jëmale ci lu ne mel dinañ ci indi ay leeral. ndonay jàll picc doon def manifester mer ba futt ñoom nag nee nañu suuf si nga xam ni seen ndono la te seen maam bàyyi leen ko fi ñu ngi koy caxat-caxate di ko jox ay nit ci anam yu teguwul ci yoon ba tax na ñoom bañu ñu ci dara ñi ngi artu nguur gi ëllëg lu ñu ci gis ñu xam ni ñoom la waaye ñoom artu woon nañu ca njëlbeen. jërëjëf mbokk yi ñu daal di ñëw nag ci li nga xam ne moo di jikki gi lii di rek ajug màkk ñii di julliti Sénégal duñ ko mën a def atum ren loolu yi nag dogal la bu jóge ca màkkatal mu karam li ko waral moo di coronavirus ji ba tax na ñiy aj màkk mooy rek ñi nga xam ni ñoom ñoo fekk baax wala bokk mbir mi fekk leen foofee ca Arabie Saoudite julliti Sénégal nag jël dogal boobu gis ni mbirum yàlla suñu borom la yàlla lu mu def jaam bi da ko war a nangu ndax dogalu yàlla jaam mënu ci dara Abdourahmane Ly. benn xaritu Maguette Diouf daa amoon yéene wu yóbbu papam mu mëtal juróomeli ponk l'islam bi le yéene boobu naruta antu ren gi ndax masum coronavirus. moom sama xarit la moom du ma nëbb daram lépp li mu am yéene def ko sax day ñëw wax ak man léegi nag may ñibbi mu woo ma ne ma Pa Diouf ren ñaanal ma dama bëgg yóbbu sama papa Makka ma ne ko loolu rafet na am yéene yóbbu sa waajur Makka yàlla rek moo lay fay yàlla na ko yàlla mottali lii am yàlla def mu am booba laa ko gëj a gis ba léegi ça fait presque 3 mois gisuma ko te man dinaa ko woo xamal ka ne lu yàlla dogal la jaam pexeem yàlla ak dogalam. Fatou Mboup waajoon na lépp moom ak frère am ngir seen yaay mën a dem ma aji màkk ren ji wante bi ndogal bi waddee di wax ni képp kuy sénégalais wala ngay étranger te dëkkoo Arabie Saoudite jamono ji doo mën a def aj bi ren mbir moomu doon lu ko xaw a bett. parce que man bi ma xàmmee ba léegi maa ngi doog a dégg lii ñu ni màkk dañ ko annulé mais li tax ñu annulé ko it ñëpp di ko dégg vraiment ñu baree bari ñii naan ñi ngi dee ñi ngi def nii nangam ñun ñi ngi sant yàlla xëy na eggaguñu foofu kon buñ ñu teree pour mën ñoo sauver ci sama xalaat danoo war a toog rek. loolee di gëm-gëmu Mouhamadou Lamine Thiam wala ñu ne ko El Hadj Mouhamadou Lamine Thiam daaw demoon na Màkka te li mu fa dund tax na mu wax ni mettit bi waa Arabie Saoudite ñoo koy gën a yëg li ko waral mooy ni daanaka pèlerinage bi doon na ñaareelu source de revenu wu dëkk bi maanaam li nga xam ne dina gën a yokk koomu dëkk bi. parce que devise bu bari moo fay dugg plus de 7 millions de personnes en un mois c'est xaalis la hôtel manger voiture taxi et tout. donc ñoom la gën a metti mais ils sont obligés d'accepter. muy dëkk bu ñuy wàññi lu ëpp téeméer ak juróom-benn fukki junni nit yu fa amee coronavirus ak junni ak ñetti téeméer yu si ñàkk seen bakkan mu di mbir bu doy sëkk ngir ministère bi foofee ci Arabie Saoudite bu gàlloo li jëm si hajj bi mu jël bi leen ndogal ngir wàññi fa lawaayu mbas mi di coronavirus. 23 juin di fàttaliku ci réewum Sénégal rawatina ci wàllu way politique yi ci fàttaliku juróom-ñeenti at booba ak léegi président de la république ba fi woon di maître Abdoulaye Wade am woote bu nga xam ne da ko dugaloon ca l'Assemblée nationale ngir rek mbirum ticket boobu ñuy tuddee président ak vice président nga xam ne téeméer boo jël bu ca ñaar fukk ya ak juróom rek woteelee kooku ticket bi day daal di jàll askan bi ni du ci dal wàcc ci mbedd yi 23 juin fàttaliku bu mag la Mohamed Kandji wala Pape Alioune.
mu nekk bisu jàmmarloo kàddu yi daal di koy wone. bu ko deful dañuy sippu fii mbuumu jaam jeex na fi daf fiy jóge. mbedd yi fees dell ki xeer bari tamit nit takk dari waxi nopp askan bi daal di wone seen mer ci nguur bi nga xam ni commencé woon di bàyyi tey mu def juróom-ñeenti at askan bi daal di génn jàmmaarloog ak pouvoir bi nga xam ni Abdoulaye Wade moo ko yoroon li leen wutale mooy ticket élection simultanée boo xam ne ci nguur gi 25% rek lay am ngir jël bopp réew mi. Je pense que le pouvoir est en train d'hésiter, mais il doit retirer purement et simplement le projet, créer les conditions, en tout cas, d'une appréciation calme de la situation. lépp ngi tàmbali ci àllarba 15 juin 2011 ci biir palais présidentiel ku nekk chef exécutif bu Sénat ak bu assemblée nationale di defar arme boo xam ne ci soo moytuwul ñoom ci seen tànk luñ ko mujjee dóor bis bi ci topp conseil des ministres daal di adopté projet de loi bi daal di koy examiner ko en procédure d'urgence ñu nekk ci kujje gi daal di dem ci presse bi daal di préparer peuple ci manifestation boo xam ne ci bu jéggi dayoo. juin ñu nekk ci assemblée nationale daal di fees dell askan bi daal fay nekk góor jigéen ak i ndaw ñëpp daal di bañ projet de loi bi ñu daal di koy wote ci biir maître El Hadji Diouf daal di koy wonele bu baax. Le peuple est dehors, c'est ça le peuple sénégalais, il fera face. ci biti manifestants yi daal di koy tontu force de l'ordre yi mënuñu dara ci askan bi nga xam ni bëggoon na projet de loi bi ñu bañ ko voté. Dakar daal di jaxasoo bu baax a baax foo dem muy tàkk capitale bi mel ni ab guerre moo fi xew. mu bëri ay tir lacrymogène manifestants yi takk ay morse ci seen bakkan daani jaamaarloog ak ñoom mu nekk affrontement boo xam ne ci duré na ay waxtu ñu bëri daal ci gaañu lii tax ku nekkoon njiitu réew mi di Abdoulaye Wade daal di bàyyi sax projet de loi bi daal di koy retiré assemblée nationale daal ci topp ci booru 17h manifestants yi daal di kontaan état bi mel ni ku jàpp loxoom ci boppam 23 juin nekk na bis boo xam ne ci askan bi wane na boppam wane tamit dooleem. Ils nous ont surpris une fois le 23 juin parce que nous ne nous y attendions pas mais maintenant je peux vous assurer que c'est fini, c'est terminé. Le 23 juin am pàttaliku lool ci taarixu politique gu Sénégal gëstu bu yaatu Pape Alioune Sarr Serigne Saliou Deme ak Babacar Faye defal ñu ko mu am solo lool. immigré yi nag fi mu toll nii am nañu njàqare rawatina ñi nga xam ni dañu rëwoon ci réew mi daal di fiy tàggatéem ba mënatuñoo dellu ci réew yi ñuy liggéeyee ba tax na sos nañu ak kuréel googu nag liñ ci jublu mooy fexe ba nguur gi jàppale leen ba ñu am bii ci anam yu yomb ngir delluwaat fa nga xam ni fa la ñuy daane seen doole ngir teral seenu askan. loolu yi nag amaloon nañu ko ci teewaayu Gora Ndaklo. mbas mi njett leen ci réewum Sénégal ginnaaw ñetti weer yu ñu toog fasewuñu xànc ak morom ja ñi bàyyee ko ci bitim réew sa sub association Cheikh Tidiane Ndiaye jiite lu ni mel yëglu ginnaaw ñoom moodu yile ne jamono ji tembe billet avion yi cher na gannaaw ba ñu ko xayma ci juróom-ñaari téeméeri euro. suñu mënta dimbale jàppale ñu ci biir ndax ñun dem nañ ci ministre ba waaye ba ñuy dem ci ministre ba dañ faa demoon ngir ñaan dimbal ñu jàppale ñu utal ñu ay vol dimbale ñu delloo ñu gratuitement ba ñu demee wax dëgg yàlla wax nañ ko mu ne ma moom bii 1000 euros la woon léegi nag li nga xam ne ni moom la ci def mooy état bi subventionné na 200 euros nee nañ Air Sénégal bàyyi 100 euros kon billet bi war ñoo taxaw 700 euros mais 700 euros seer na ci moodu yi parce que moodu yoo xam ne ni def nañ fi ay weer ñii ñetti weer ñii ñeenti weer ñii juróom-benn weer dépense sax amuñ ko nga bëgg leen a fayloo billet téeméeri junni kooku dafa métti ci ñoom moo tax wax dëgg yàlla mu ñuy jooy. ñeneen ñi ne la leen metti du lenn lu dul pertum billet retour yi ñu jot a fay ba noppi. xam nga yow yaa ngi dagg sa billet aller retour ñëw di xalaat ni di nga delluwaat ci sa billet tey ñu ni la da ngay daggaat beneen billet bàyyi billet boobu te billet boobu boo jëndee billet 600 euros buñ lay delloo 100 euros lañ lay delloo wala nga perte ko ñun xam nañ ko yàgg nañ ko def kon li ñuy ñaan état mooy mu ubbi vol yëpp ñu ñibbi ak suñuy billet yi ñu ñëwee woon ci dëkk bi la nga xamante ne nag dig nañ ñu ko boobu ba léegi ñu koy xaar buñ ci mënee jot mooy li ñu gënal ñu mën a am lu ñu bàyyi ak suñu njaboot
fay suñuy bor daal di mën a ñibbiwaat ak suñu billet loolu daal la ñuy ñaan état mu defal ñu ko sonn nañ lool nag fa sonn yam sonn nañ ko. ci noonu président association bi ëmb émigré yi ne jotuñu benn financement naka noonu ndimbal ginnaaw ba leen mbas mi njatte yi. ministre bi tamit am na lu mu wax keroog bi ma ko laajee ñun ñu impact fi ñun ñi nga xam ne ni maanaam dañoo nekk fii doon ay moodu dafa wax ne moom maanaam calculer wuñu maanaam li nga xam ne ni moom lañ ko jox affaire étrangère la kon maanaam ñun ñu nekk fii bokkuñ ci. ku nekk fii nag bind ci plateforme bi mën naa am boo demee sam réew mën nga caa jot waaye ni mu ma waxee daal mooy ñun ñu nekk fii moom boolewuñu ci léegi daal dañoo bëgg ku ñu wàññil billet yi comme mënuñu ko may nañ delloo billet yi fam nekkoon bu ko defee ñun ñëpp ñu jéem a démarrer fii am na ci ñoo xam ne ni xam naa ne bu ñu dee dem li ma leer mooy seen i jabar leen dagal billet ndax ñooy jaay seen or wala ñu tegg seen i natt jox leen waaye kenn ku fi ñii ngépp ñooy ngay gis te ndimbal li ngay dégg ñii moo di kenn amu ci du kenn koo xam ne ni am na ci loolu yëpp moom lañ doon jooytu wax dëgg yàlla. ñu ñëw nemmeeku si Serigne Abdou Fatah di xalif bu Serigne Fallilou moodu yi buruxlu ci occasion bi ngir ñaawlu tekkaaralu ko njiit yi nekk ci dëkk bile laata ñuy sàkku ay ñaan ci Serigne bile. dañuy dem ba Mbambilor ndonoy Mamadou Diallo ñu daan ko wooyee Diallo picc nag mer nañu ba futt takk ay brassard yu rouge daal di def seen manifester li ko waral moo di ni daal suuf si nga xam ni seen ndono la ñu ngi koy caxatee di ko jox ay nit di leen ko daggal te ñoom yëguñu tinuñu te amuñu ci benn daal dogal bu nga xam ne yëgal nañ leen ko ba tax na ñoom ñi ngi artu nguur gi ni bañuñu ci ba ca fa mbaxana doone benn wala bokk ba ci làmbal fii day metti Babacar Seck. njabootu Amadou Diallo Picc ñëw neen ci mbéy ci commune bu Mbambilor ngir ñaawlu caxat-caxate suuf bi ñu jàpp ni dañ koy def ci bërëb bi nga xam ni Diallo Picc moo ko moom. ba ma amee fukki at ak juróom benn muy 85 la sama papa jënd tool bi ñuy ànd ak moom ñun gone ndaw yëpp di xëyee ndaw moom fii ci tool bi fii ci biir Mbambilor gi tey nag dem nañu ba jaaxle nañu torop te ba ñu jaaxlee xanaa ñeenti at ci ginnaaw yow jaaxle mooy dañoo gis ñuy xëccoog ñun suñu alal joo xam ne suñu baay dafa liggéey ba am ko ci teraangay keseem ak wërsëgam. ci kaddu njaboot gi am nañu door di def ay travaux de terrassement sa suuf seen jàpp ni seen baay moo ko moom. ndax suuf si ñun buñ fi amuloon luñ fi am duñ ko exploité di ko def carrière ba daaw ba ren ñu ngi fii liggéey suñu liggéey tey nag bu ñu yeewoo ñiy terrassé di xuus di dugg ba ñuy xamal ne du ngeen ci lenn Macky Sall monsieur le président waxal ak say mbokk jullit. yaay suñu kilifa yaa fi nekk kon bu fi xeex amee yaa war a àtte dégg nga ñu nag bët ak bët tey ñu yónnewaat nga di ñu dégluwaat boo ñu déggee nga dimbale ñu laa war a sóoli nga wax ak ñun ndax nag bu ñu ñàkkee lii mooy ñàkk nañ suñu bakkan. noonu Diallo Picc ñu ngi ñaawlu kayit yi nga xam ne dañ koy jox ay nit yu daggal ci seeni suuf te yellawuñu ko te ñoom yëguñu ci dara. bu mënatul nekk ay tool bu nekkee ay kërit ñun waruñoo perte ni ñooñu def ba war fi am part massa ñun ñu ko suñu baay jëndoon ci alal yi boppam ca 85 ba tey. kon ñun waruñu ñoo jaay doole. lu bëri ci suuf soosu nga xam ni mu ngi ci mbéy ëpp téeméeri hectare te njabootu Diallo Picc jàpp ne ñoo ko moom jamono yi ay toolu mango ak maraîchage ñoo fa nekk. ñu daal di àddu jëmale ci xayma ci wàllu coronavirus ci talaatay tey ji ñetti nit ñàkkaat seen bakkan niki démb limu ñi nga xam ne ñàkk nañu seen bakkan daal di toll ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent tey ji am nañu fukki cas communautaire ak ñett docteur Aloyse Waly Diouf. ci junni ak ñeent fukk ak juróom test yi ñu def juróom benn fukk ak ñeent ñoo ci positif maanaam juróom fukk ak benn di ay cas contact fukk ak ñett di ay cas communautaire ñu gis leen ci Kër Massar ñaar Pikine benn Mbao ñaar Scat Urbam ñaar Grand Yoff benn Mariste benn Mamel benn Liberté 4 benn Yoff benn Touba benn juróom-ñeent fukk ak ñett si ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñett si suñu malade yi ñu ngi si suñu service réanimation yi ñetti malade ñàkk nañ seen bakkan ci Covid bi ci bésu démb lundi 22 juin 2020 ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan. taxawaayu société civile am na njeexital gu baax ci li nga xam ni moo di rek charte réew mi ba tax na ki nga xam ni moom moo di El Hadji Momar Samb bokk ci conseil économique social et environnemental mi ngi ñaax waa société civile ngir ñu gën a yokk daal seen taxawaay ak seen pas-pas ngir lii di réew mi gën a am taxawaay bu am solo rawatina bu coronavirus ji jeexee ñu jéglu ko ci micro Mohamed Kandji.
ba léegi dogu bi mu ngi fi sóobu gi mu ngi fi waaye dañu yaakaar ne sóobu googu engagement boobu dogu googu dafa war a gën a wér waaye dafa war a gën a xeltu gën a ñor bu ñu topp rek suñu yaram wu tàng wala suñu bëgg coppi ci taasi xam ne coppi àdduna coppi doomu aadama fa muy wékku ci xelu doomu aadama ak ci caadaam dafay laaj ñu am ak dal am ak tey dama koy wax sax ndax damay jàng ci ñi xam ne ñoo fi noonu démb ci Afrique muy Lumumba muy Osende Afana ñu mel ni ñoom Thomas Sankara bëgg lu baaxal Afrique bëgg lu boole Afrique bëgg lu baaxal seen askan ñu faagaagal leen war nañu xam suñu tolluwaay tey fu ñu toll lan mooy suñu doole nan la ñu mën a doxale loolu nag xel moo koy maye xam-xam moo koy maye dal moo koy maye ak tey loolu laa bëgg xale yi sóobu ci dal tey bàyyi tës bi ak bës bi te xam ne lii am solo mooy askan wi xam ne moom la ñu bëgg mbiram soppeeku bu ci sóobuwul bu ci doguwul bu ko xamul bu ko deful yëfu boppam dara du sotti. El Hadji Momar Samb nekkoon invité wu Alassane Samba Diop ci matinalu tey bile ci wàllu rek lii di séddale dund gi état bi dimbale askan bi ci wàllu dund loolu nag tey ji wéyal nañu ko di ko amal waaye nag li ci am solo mooy faaw ñu daal di koy baral ndaxte bari na ci dund gu nga xam ni dañu ko denc ci l'école yi te l'école yi ni ki ginnaaw suba la ñu war a door njàng mi ba tax na jëwriñ ji di Mansour Faye ma nga woon ca Grand Yoff ngir rek daal di fexe ba dund googu ñu daal di koy séddale ci teewaayu Babacar Diémé Souleymane Diallo. maire ministre préfet si ak tënk nit ñu bari teewoon nañu te ci suba ci école Xaar Yàlla ngir fekkee lancement opération joxe dund nga xam ne njiitum réew mi moo ko amal. Grand Yoff nag bokk na ci commune yi nga xam ne ñoo mujjee tàmbali joxe dund googule. tey jii ci Sénégal boo jëlee téeméer juróom-ñaar fukki ñi ci dëkk pare nañu seen opération de distribution jàpp pare na 70% non 70% de taux de distribution terminé bouclé ñu ci des te commencé wul motuñu juróom fukk su ma jëlee les 552 mooy juróomi téeméeri communes yi ak juróom fukk ak ñaar yi nga xam ne moom Sénégal ñu des bëriwul donc loolu mooy lan loolu mooy maanaam léegi mu jeex. mën naa wax ni dund gi lu ci yàq bëriwul suñu ñëwee 150 000 tonnes environ sur les 150 000 tonnes on n'a pas enregistré quasiment pas de perte il y a moins de 150 tonnes de perte. lépp juróomi junni ak juróom ñaari njël jot nañu dund te benn coow amu si lii nag su amee si gis-gisu maire bi naka noonu préfet bi. ñii di comité de ciblage bi ñoo def seen liggéey. musuloo am opération séddale dund boo xamante ni bi commune yëpp lay laalandoo d'un seul coup loolu musul am Sénégal et puis musul am aussi au niveau de la sous-région. 2 musoo am opération boo xamante ni bi li mu mobiliser ci xaalis toll na comme opération bi muy 69 milliards loolu musul am ci Sénégal te musul am aussi ci sous-région bi donc lu mel noonu war a toucher 1 million de ménages c'est tout à fait normal. que mu am un temps parce que mënuloo war a séddale 69 milliards de vivres pour 1 million de ménages ba pare bëgg koo def ci une semaine wala ci 2 semaines ça c'est pas possible donc nous considérons que entre lancement bi ak tey jii nga xamante ni bi 70% des communes distribuées nañu ba pare ñun jàpp na ne ñu ngi ci temps bi waaw on est vraiment dans les délais c'est ce que nous considérons. dund gi nga xam ne nag ñu ngi koy jox askan wi doon na jéego bu njëkk boo xam ne njiitum réew mu ngi koy amal président Macky Sall. di xamle ni mbas mi bés bu fi jógee Sénégal dina jànkoonteeg ay jafe-jafe yu metti lool. jëwriñ ji ñu dénk wàllu njàng meeg njàngale mi moom itamit mi ngi doon wër l'école yi ci biir Ndakaaru ngir xool ndax condition yëpp daje na li ñu tuddee protocole sanitaire bi tamit ndax respecté nañ ko pour élèves yi ak ñi nga xam ne ñoo leen di jàngal mën a dem ci condition yu baax Mamadou Lamine Fati. école yu nekk ci Géejawaay Pikine Bargny dalal nañu kii di ministre bu yore gox-goxaan yile ngir xool ak saytu fan la ñu tollandi ci tijjinteem école bi nga xam ne war naa am ci 20 fan ak juróom ci weerum juin. IEF bu Pikine Géejawaay moom nee na pare nañu ngir dalal ndongo daara yooyu le waajam ubbite école bi dafa am fànn yu bari
wàllum kaaraange gi mooy protection sanitaire foofu suñu xel dañ waaye même ci wàllum pédagogie maanaam nan la cours yi war a demee yan matuwaay la ñu war a jël yooyu yëpp tamit ànd nañ ci ak suñu tutelle maanaam ministère de l'éducation ministère de la formation professionnelle pour jël disposition yëpp tey jii may wax ak yéen classes yi emploi du temps yi pare na répartition classe yi pare na lépp loo xamante ni waroon nañ ko def ci fànn woowu tamit pare na. ci Bargny parents d'élèves yu nekk ci CM Castor ñoom nee nañu seen xel dal na bu baax a baax te ñoom dinañu indi seeni doom bés bi ñuy tijji école gile. waaw dal na suñu xel parce que jàng moo war xale jàng moo ko war donc bu fekkente ne mesures yëpp jël nañ ko incha allah nous allons les accompagner ci dispositif bi pour à ce que jàng bi mën a dem ci meilleures conditions. ministre bi yore mbirum gox-goxaan yi le am mbégte bu baax a baax ci matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko jëmale ko ci l'école yi le moom sax nee na ne nguur gi dina wëyal di jàppale ñi nga xam ne ñooy maire yi. seen loxo dugal nañ ko ci biir xeex bi ci Covid 19 mais dugal nañ ko nag ci li ñuy waajal muy ginnaaw suba di ouverture classe yoo xam ni classe d'examen yi la fépp fu ñu jaar gis nañ ni gel hydroalcoolique doy na. masque doy na thermoflash doy na également gis nañu tamit nit ci bi saabu beeg li ñu war raxasoo yëpp mat na lavoir yi salle de classe yi set na raxas nañ ko service d'hygiène yi jaar nañ fa pompé nañ ko maanaam toutes les conditions sont réunies loolu nag ñu ngi ciy jaajëfal ñoo ñëpp ñi ma tudd ba pare di wax parents d'élèves yi bu alxames jotee nañu ànd ak seeni doom indi leen ci école te li ñu gis dal na suñu xel que alxames incha allah école yi dinañu ubbi xale yi dinañ jàng en toute sécurité te résultat bu baax rek ak ndam lañ ciy xaar te moom lañ ciy am incha allah. wër ci biir goxum Dakar ngir xool taxawaayu gox-goxaan yi lay ci li nga xam ne mooy tijjintem école gi lay ministre Omar Gueye di tënk rek di wax ne Sénégal pare na temb ngir tijjiwaat école yi lay. jëwriñ ji ñu dénk gox-goxaat yi di kii di Omar Gueye moo doon def tournée boobu ngir xool ndax lépp yemb na ba élèves yi mën a daal di dem jàngi ci jàmm ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi lii moo gënoon a fës ci xibaaru marax yi di leen dig daje suba incha allah ci yeneen xibaar jàngeen jëf ci ànd bi ngeen di ànd ak E-Media.